Prince Mbacké nuyu naa la sama sëriñ maa ngi lay nuyu. Abdou Silla nuyu naa la bu baax maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen dalal ci live bi Abdou Walu maa ngi lay nuyu di la dalal sujet tay bi nag nekkul sax ci projet bi mais ci alimentation maanaam li ñu lekk ak li ñu naan li ma ci xamas kës néew lay ñëw di bokk ak yéen maanaam li ñu lekk ak di ko naan ak insuffisance rénale ak diabète. Donc bu ngeen gisee bu baax sujet bi dama njëkkee ci li ñu lekk teg ci diabète teg ci insuffisance rénale parce que ñett yooyu kenn mënu leen a tàggale waaye damay jiima participer comme ci koor lañ nekk te yaakaar naa ni sujet bi dina leen amal njëriñ moo tax mu bëgg ngeen partager bu baax dina leen amal njëriñ bu baax mën ngeen a am na ñoo xam mën nañoo bañ a jàpp ni am na njëriñ mais ci seen wér-gi-yaram lay wax li ma ci xamas kës néew te bu ci kanamee tuuti di ngeen xam ba xam ndax am na lu ma ci xam wala déet waaye itam di leen fàttali ni du ma médecin waaye dama jàng microbiologie alimentaire donc lu baree bari ci foofu laa ko jàngee ba am ci diplôme donc yaakaar naa ni am na lu ma jot a xam ci wàllum feebar yeeg intoxication yeeg yu ni mel ak itam ci ay diabète ak yeneen nag yooyu donc dama bëggoon a partager yenn mbir yi nga xam ne yaakaar naa ne xam naa ko mais am na ñu ma ko gën a xam comme ñi ci liggéey ak ñi seen xam-xam màcc comme ñu mel ni médecin yeeg ñeneen ak ñeneen mën naa am sax ci biir live bi dina am ñoo xam ni ñoo ma ko gën a xam waaye itam dañuy jokkalante rek di yokkante xam-xam ñun ñëpp donc bu ngeen gisee ni am na lenn loo xam ne war nañ ko cee yokk mën ngeen ko cee yokk bu ngeen gisee am na luñ ci mën a dindi juumte la day am ndax binduma dara daanaka dama toog rek ni xaaral ma def ci live pour ñu partager ko léegi nag fi may njëkk a commencer mooy lekk nit ki li muy lekk lu am solo la comme ci weeru koor lañ nekk de grâce maa ngi leen di ñaan lépp lu ngeen di lekk ngeen xoolaat ko bu baax ndax bu ngeen ma dégloo ba pare yaakaar naa ni di ngeen xam fan lay waxee Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni diabète du fa jeex léegi ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal insuffisance rénale du fa jeex waaye dafa am loo xamante ni ba léegi sénégalais yi ñu ngi koy wax di ko wax encore et encore mais ba léegi gisaguma benn yoon kenn toog rek jël ko traité ko sérieusement buñ ne diabète dañ naan dañuy lekk suukar su bari ñu ne insuffisance rénale ñu ne moytu leen bouillon yi waaye ba léegi waxuñu nit ñi lan moo nekk ci biir pourquoi ñu war ko mën a moytu wala déet ñun Sénégal li ëpp ci li ñu lekk suukar la ak xorom du ca génn xorom bi weex bi rek ñu koy suukar ñu koy xoromee waaye itam jimbo dafa am xorom donc dafa am sodium nga jël lépp loo xam ni caf ko xorom la yor nga mooy jimbo yeeg bouillon yeeg yeneen yu ni mel ajaat bëgguma cité waaye yooyu ay xorom la am ci biir donc ak leneen lépp li ñu lekk xorom ak suukar la loolu dafa bëri lool ci suñu lekk donc diabète nag foofu lay commencer lan moo tax ñu lié diabète nag ñun bu ñu lekkee yaramu doomu aadama donc damay ñëw directement ci feebar ñun bu ñu lekkee dara loo xam ne dafa am suukar lekk ko mu dugg ci suñu biir yaram dafa am lu muy suukar soosu dafay jëriñ nit gis nga nit pour mu wax wala pour mu lekk wala pour mu naan wala mu am motricité dafa soxla suukar mooy carburant wu yaram lépp loo mënti lekk yaram bi day jël suukar si def ko comme carburant di ko utiliser ngir mu mën a fonctionner suñu cerveau da ko soxla ndax nit bu cerveau am sax amul suukar nit ki dafay dugg dans le coma donc suukar lu am solo la waaye loolu dafa am fu muy jaar muy maanaam tey jii nii su ma jëndoon sama mburu def ci chocolat lekk ko yaram bi day jëfandikoo benn hormone boo xam ne hormone bu ngeen ko déggee mooy benn genre caabi la boo xam ne mooy permettre suukar si bu dugg ci yaram bi donc moo koy ubbil buntu bi yaram bi danaan pancréas bi déet suukar dugg na de pancréas
mooy togg insuline boobu. Donc boo lekkee suukar rek cerveau bi danaan pancréas bi ndax dina ko xam danaan pancréas bi caabi ji nga xam ni mooy tax suukar si mën a yaram bi jëfandikoo ko jox ñu ko ñu ubbil ko mu jàll. waaye léegi caabi jooju nga xam ni mooy insuline bi bu fekkente ni bii maintenant pancréas bi togg ko problème day am parce que suukar soosu du jàll. donc képp ku lekk rek xamal ni sa yaram pancréas bi togg na insuline pour mën a jëfandikoo suukar soosu mooy caabi di koy jàllale. léegi nag bu fekkente ni bi pancréas bi deful liggéeyam muy maanaam caabi ji nga xam ni mooy jàllale suukar si di insuline liggéeyu ko bu boobaa boo lekkee suukar si du am fu mu jaar du jàll. loolu bu comme jàllul day dajaloo ci sa biir yaram ndax la ko waroon a jëfandikoo jàllul mu ngi ci sa biir yaram waaye yaram bi jëfandikoo ko ndax amul benn moyen pour jëfandikoo ko. léegi nag boo xoolee foofu bu baax li koy waral mën naa bëri. li koy waral pancréas bi mën naa dem ba ni man sonn naa feebar naa pancréas bu feebar maanaam sa pancréas bi waroon a togg insuline toggatu ko dafa lànk ni toggatuma ko. lu tax toggatuma ko mën naa am li ngay lekk ci suukar dafa bari lool ba pancréas bi lànk comme ñun comme alimentation li ñuy lekk ci suukar dafa bari lool ba pancréas bi mënatul suivre rythme boobu ndax organe dong la. wala boog même pancréas bi bu toggee insuline boobu tamit insuline bi amatul njëriñ mënatul maanaam caabi ju foire la mënatul caabi ju damm la mënatul ubbi correctement pour mën a bàyyi insuline bi mu jàll. donc loolu moo tax ñuy différencier diabète ni bii mooy diabète de type 1 bii mooy diabète de type 2. de type 1 mooy diabète bi nga xamante ni amatul insuline pancréas bi toggatul insuline. de type 2 mooy diabète bi nga xam ne mën na sax togg insuline waaye doyatul ndax tellement da ngay lekk suukar que sa insuline bi doyatul wala boog mu ngi togg insuline waaye insuline boobu noonu efficace tul mënatul jël suukar si yóbbu ko fa mu war a dem. donc loolu mooy diabète de type 2 loolu rek mooy différence bi. léegi nag fi problème bi nekk fa surtout si diabète lay taxaw bu baax muy maanaam yéen da ngeen war a wax donc nit ki bu diabétee suukar soosu muy lekk nga xam ni fu mu waroon a dem demu fa fu mu jëm loolu problème la. suukar soosu fu mu jëm lenn dong la suukar soosu noonu day dajaloo fenn il faut mu dem fenn day wut fenn fu mu dajaloo bokkatu fa parce que jàllatul. alors comme jàllatul suukar si mënul dajaloo ci bopp doomu aadama dafa am solo te dafa mel ni nit léppam dafa am xel ndax xam na ni bu jëlee suukar soosu yóbbu ko ci bopp bi nit ki dee su ko yóbboo ci bët nit ki gumba bu ko yóbboo feneen mu indil ko problème. donc liñ naan organe yi nga xam ne vitaux la mooy maanaam yi nga xam ne mënul ñàkk pour nit mën a dund foofu du fa yóbbu suukar yu mel ni ay xol ak yooyu. waaye nag fi yaram bi nag ni xaaral man lii mu ngi commencé dajaloo ci biir léegi naa ko wut fu ma ko bokk bu koy wut fu mu ko bokk day taamu ci suñuy loxo parce que loxo amul solo mën nañoo dagg loxo nit muy dund wala mu yóbbu ko ci ay baaraamu tànk ndax baaraamu tànk am na solo ci nu ngeen ko dégg leen bu baax fi may waxe amul solo ci maanaam bu ñu demee bay choisir lan lañu war a dagg ak lu ñu warta dagg da ngeen gis ni dagg baaraam moo gën a yomb dagg bopp ndax kuñ dagg sa bopp nga dee. loolu tax na yaramu doomu aadama noonu lay xalaatee dina ni ay baaraam moom xam na ko xawma bu leen ma laaj nag lu tax mu xam ko mais xam na ko ay baaraam moom am na solo am solo goo xamante ni suukar si duma ko yóbbu amul solo duma fa laa koy yóbbu bopp duma ko fa yóbbu. donc loolu moo waral suukar soosu noonu bu demee di dajaloo ci ay baaraamu nit ki wala fenn foo xam ne amul solo lool ngeen gis ngeen ba tàyyi nit feebar diabète ñu dagg baaraama wala ñu dagg tànkam mas ngeen dégg ñu ni nit dafa diabète ñu dagg boppam pourtant
feebar bi war naa mën a dagg fépp mais duñ dagg foofu parce que suukar si nekkul foofu donc dajaloo boobu noonu muy dajaloo ci baaraamu tànk wala baaraamu loxo wala mu dajaloo fenn loolu dafay nëbal foofu dematul amatul dara lu ko mën a génnee donc loolu dafay nëbal foofu loolu mooy indi amputation muy maanaam dagg tànk yi ñi dagg loxo parfois ci ñi nga xam ni dañoo am maladie bi loolu rek moo koy waral ndax foofu suukar fa dajaloo góom sax bu fa nekkee du wér loolu mooy explication bi waaye itam ci biir loolu pour wër fu mu def suukar si dina ci boole yóbbu ko ci rein yi ñu ngi ñëw ci rein yi ndax rein olof di ko wax roño day segg moom lépp loo xam ne dafa ëpp ci yaramu doomu aadama bu dee nit sax dafa lekkoon posom bu sawee boo xoolee même bu deewee sax bu sawee boo xoolee sawam danga ci fekk poson bi ndax yaramu doomu aadama lépp loo xamante ni baaxul ci biir tam dugg rein yi dana ci def lu mu mën ba keroog fa muy yem donc suukar si ëpp na ci biir donc lu ëpp ci biir wala lu toxique dina ko léegi nag suukar si am na nu muy ëppee dajaloo ci yaramu doomu aadama ndax fa mu waroon dem fa yaram bi day jàpp ni lii baaxatul dafa toxique donc da ko war a génne kut lenn li mu jël ko dajale ko foofu ci cër yi amul solo leneen li mu yóbbu ko ci rein yi parce que rein loolu mooy liggéeyam day segg mais problème bi mooy rein segg suukar taxu koo jóg segg suukar taxu koo jóg donc loolu tax na dina ci segg lum kemt lay kàttanam ndax bu doon segg lépp kon suukar si du dem ci ay baaraam ay cati baaraam ak yooyu ci biir yaram lay wax ba léegi loolu moo tax rein yi day nit ku jabet da ngay saw di saw rek mais moment boobu ngay saw ñëwaguma ci insuffisance rénale moment boobu ngay saw c'est parce que say rein ñoo lay dimbale pour li ëpp ci sa biir yaram ñu dindi ko waaye ñoom tamit dañuy sonn malheureusement dañuy toll foo xam ne dootuñu ko mën parce que du seen liggéey segg leneen moo leen tax a jóg dinaa ci ñëw donc loolu tax na nit ku jabet day saw di saw donc bokk na ci lii màndargaal ni nit ki dafa jabet mooy day saw lu baree bari loolu rek moo ko waral waaye itam day sonn lu bëree bëri waaye itam day mar lu bëree bëri ndax foo fekk kuy saw lu bëri di nga mar lu bëri loolu moo tax nit ku jabet day mar lu bëree bëri waaye bu ngeen seetloo bu baax a baax dugg naa tuuti ci maladie bi bëgguma ci woon ku xóotal noonu sax mais ni leen lépp loo xam ne am na ci yaramu doomu aadama wala ci dundu doomu aadama am xel mën na ko maanaam lépp logique la lépp 1+1 la amul dara loo xamante ni lu garaaw la wala lu lii lépp mënees na leen ko wax ngeen xam ko loolu tax na bu ngeen xoolee bu baax bi may commencer ba léegi liñ fi arrivé yépp ci lekk gi la jóge suñu suukar wala suñu dundin wala suñu nekkin ñu ngi ay lekk yoo xamante ni yàq na suñu pancréas wala yàq na suñu wér-gi-yaram ba li seen rôle defatuñ ko ñu manqué dara suñu yaram léegi de fil en aiguille conséquences yi di accumuler wu conséquences yooyu jëlee ñu ci diabète moo ñu yóbbu ci insuffisance rénale donc dinaa ci ñëw encore une fois insuffisance rénale du diabète donc moo koy joxe waaye bokk na ci ko mën a joxe ndax xam ngeen wax naa leen sànq ni leen comme dañ koy solliciter di ko seggaloo rek maanaam jël roño bi ni ko naan seggal rek suukar si bu yàggee moom rein bi ci boppam danaan man bu ma sonnee ci segg bi ni may def mooy dama fiy commencer di denc suukar boobu da koy fat comme mënatuma segg dama fiy commencer di fi denc suukar mënatuma ko léegi nag loolu day indi leneen muy maanaam roño yooyu nga xam ni moo nekk ci suñu côté yi fii day dem ba ci àgg ni man occupé wu naa di segg suukar léegi suukar si fatt na ma leneen li nga xam ne nag moo gën a am solo muy maanaam les toxiques ce qui est toxique pour l'organisme muy maanaam yi nga xam ne ay poson la ci suñu biir yaram te ñu waroon koo saw rein yi dootu ko segg ndax suukar si fatt na ko donc loolu mooy nit ki am na diabète waaye am na insuffisance rénale muy maanaam rein mi seggatuñ
mu am ñaari feebar yu rëy rëy yoo xamante ni du feebar yu ndaw loolu tax na diabète mën na indi insuffisance rénale donc bu ngeen bëggee mucc ci diabète foofu laay ñëw dooru ñëw ci insuffisance rénale parce que diabète bi sax moo xaw a teneen mais insuffisance rénale beneen affaire bu ngeen bëggee mucc ci diabète lépp lu ngeen di lekk dinañ ko xool surtout suukar te foofu dinaa fi taxaw tuuti suukar du caa génn suukar bu weex bi ngeen di fekk ci boutique bi di ko jënd di ko lekk rek loolu rek mooy suukar nekkul ni loolu rek mooy suukar maanaam suukar nekkul ni suukar bu weex bi nga xam ni mooy bi ngeen di jënd ci boutique bi donc am na ku naan huile et gras dinaa ci ñëw waaye ci suukar lay gën a taxaw suukar bu saful suukar am na muy maanaam tey jii nii bu fekkee da ngay lekk loolu la ñuy wax les sucres lents bu dee da ngay lekk lépp loo jël ceeb xam nga ceeb saful suukar ceeb amul suukar waaye pourtant saful suukar waaye pourtant am na suukar moo tax ñu jabet ñu bari dañ leen di nattal seen ceeb parce que suukar bu rëy ngi ci ceeb léegi nag bu fekkee da nga bëgg a moytu dong ni man sama café lii laay suukar bu weex bi glucose bi moom rek mooy suukar loolu rek du suukar donc da nga war a wàññi même ceeb beeg yëpp da ngay xool ni nga koy lekkee parce que ceeb bi bu duggee ci yaramu doomu aadama ko wax naa leen yaramu doomu aadama am na moyen maanaam am na kattan fekk suukar bi nekk ci biir ceeb ni ko roseet seppi ko ni ko yaa ngi nii dama lay jëfandikoo yaramu doomu aadama mën na lool donc loolu moo waral suukar yemul rek ci suukar bi saf ci sa biir làmmiñ donc képp ku bëgg moytu diabète mucc ci muy maanaam li ngay lekk waxuñu ñu bàyyi ay ceeb ak yooyu mënul nekk waaye itam li ngay lekk na nga xool ba xam ni yow bu la leeree ne ndekkee nga ñetti kaasu café ndogoo nga ñetti kaasu café yoo xam ni café bu ci nekk daanaka suukar si ci nekk boo ko doon nag dépassé nga journée bi bi nga paree dolli nga ci jus bi nga paree dolli nga ci leneen lu saf suukar bi nga paree dolli nga ci boo paree reer ci ceeb bi tamit tam wax leen am na suukar ba sa biir fees del war ngaa quand même jima équilibré loolu la ñuy wax équilibré maanaam jima tolloole tuuti xam ni li ngay consommer ci suukar bari na nag donc loolu jar naa moytu waaye itam di yëngal sa yaram maanaam di tàggat sa yaram di tàggat sa yaram di tàggat sa yaram bu baax a baax di ko yëngal parce que booy tàggat sa yaram day suukar si day yomb pour sa yaram jëfandikoo ko ndax yaram dafa soxla suukar comme booy tàggat sa yaram da ngay jëfandikoo suukar si da koy jëfandikoo moo tax di tàggat sa yaram bañ a toog di jël poids maanaam di wàññi di bañ a rëy di lekk loolu day tax suukar si di gën a mën a dajaloo ci sa yaram moo tax sport baax di yëngatu waxuñu rek di daw ay kilomètres waaye au moins boo lekkee ba pare ngay marche ak yooyu dina ci baax lool waaye itam di varier li ngay lekk maanaam ci Sénégal moom ceeb guddi ceeb bëccëg fa laa dëkk dañoo bëgg ceeb guddi ceeb bëccëg amul lenn lu ñu varier ba pare bu fekkoon ni ceeb bi rek ngay bu fekkoon sax dañ ciy boole leneen waaye duñ lekk fruits duñ lekk légumes c'est normal parce que duñ pays bu am xaalis donc duñ fi nekk fekkeen naan lekkal fruits lekkal lii lekk comme ñeneen ñaan 5 fruits et légumes waaye ñun tolluñu foofu dëgg-dëgg waaye loolu tax na xool leen bu baax li ngeen di lekk léegi nag damay ñëw ci donc wax naa leen diabète de type 1 de type 2 résumé ko donc li ma fi résumé nii li ma jot a résumé ci diabète nii def naa benn chaîne YouTube boo xam ne xool la tudd pourtant yàgg na tuuti def naa ci benn vidéo boo xam ne ak ay animation 3D defar ko vraiment lépp dama jël temps juste pour baaxee ko nit ñi gañewuma ci dara waaye defar ko donc képp koo xam ne bëgg na encore xam naa dinaa def lien wu chaîne YouTube bi bëgg na gën a xóotal yooyu yëpp xóotal naa ko ci bu mu xóot ba ci sax
fii sa suukar toll ñu mën a wax diabète nga wala diabétoo ndax doomu aadama mën nañ natt suukaram gis ni suukar si dafa bëri lool te diabétul waaye loolu lépp sax chiffres yeeg yëpp joxe naa ko foofu d'une manière scientifique donc loolu yaakaar naa ne def naa liggéey boobu ba pare ku bëgg a xóotal ci côté boobu mën nga dem directement ci chaîne boobu waaye fi may ñëw maintenant foo xam ne traité wu ma ko woon mais tey dama naa ko def vidéo live pour ñëpp jëriñu ci mën ci jëriñ ñeneen donc feneen fi may ñëw muy insuffisance rénale wax naa leen sànq ni leen diabète mën na koo indi te wax naa moo tax mu war kaa mën a indi insuffisance rénale muy feebaru roño fii lay nekk ñii lay mel nekk ci suñu côté yi fii roño boobu du dara lu dul organe boo xam ne wax naa leen ko sànq day segg lépp loo xam ne mën nañoo indil gàllankoor ci suñu biir yaram bu ko seggee ba pare yóbbu ko ci saw bi ñu saw ko mu génn suñu yaram waaye day segg itam lépp lu ëpp ci suñu biir yaram ndax lu ëpp baaxul maanaam même ndox mu bari sax boo ko naanoon léegi naan bu bari te sa yaram soxlawu ko da ngay gis ne da ngay saf saw parce que li nga ci naan dafa ëpp soxlawu ko donc loolu la ñuy wax excès maanaam lépp luy excès da koy dindi ci sa biir yaram waaye itam am na yeneen fonction yu muy def comme globule rouge muy maanaam yi nga xamante ni mooy suñu deret li nga xam ni moo koy dooleel nga xam ni ñaari façon globule moo am des globules blancs ak les globules rouges waaye yooyu yëpp bëgguma di dugg ci ay termes yuy compliqué waaye bokk na ci yi nga xam ni mu mën na ko def donc damay liraale en même temps commentaire taalibe bëgg jàmm wax nga dëgg 1.26 diabète nga donc mais loolu lépp wax naa ko ci vidéo bi ma leen wax ngeen def naa ko spécial pour diabète bu ngeen soxla ay chiffres que diabète ak hypo yooyu yëpp chiffres yaa ngi ci même chiffre bi laa joxe donc c'est vraiment scientifique waaye damay taxawaat encore une fois maa ngi ñu revenir di leen perdre un peu mais damay taxawaat encore ci insuffisance rénale donc comme rein yi loolu mooy seen liggéey tey doomu aadama ñaar la ci am côté bu nekk côté ndeyjoor ak côté càmmooñ bu fekkente ni bii da ngay lekk suukar su baree bari ba mu indil la diabète mën nga ko am waaye itam am na mbir yoo xam ni da poison la maanaam ñun dañ koy lekk lu mel ni épices yeeg yooyu te ci lay ñëw boo jëlee jimbo wala wërëva yooyu noonu ngeen di jël di ko defal seen safal cin yooyu noonu ngeen di safalee seen cin yi mu wax leen dafa am benn affaire bu ci nekk bu tudd glutamate monosodique am na ñenn ci scientifique yi beneen noo la itam buñ koy woowe muy glutamate monosodium donc on peut l'appeler glutamate monosodique ou glutamate monosodium glutamate monosodium boobu Canada gii ma nekk dañ ko fee réglementé ndax li may wax dégg ngeen ko bu baax réew mu bëgg sa réew wala bëgg sa doomi réew danga ko réglementé le Sénégal j'ai pas vu la réglementation mën naa am na mais gisuma la réglementation fii nii c'est des ppm bu ngeen ko déggee mooy partie par million muy maanaam soo déggoon 1 ppm mooy boo jëloon millions yi grammes wala boo jëloon ay kilo ba mi million tuuti toq nga ci war a def mais yooyu noonu dafa nekk suñu bouillon yi parce que glutamate monosodique boobu noonu wala glutamate monosodium c'est des choses hyper toxiques cancérigènes qui peuvent donner des troubles mooy mën na joxe cancer mën na joxe mën na joxe insuffisance rénale bi donc bettuñu ñun lépp lu ñuy def sotti ci yu bon yooyu amul kenn ku ko cadré amul kenn ku ko réglementé ñuy jooy insuffisance rénale te maa ngi leen di xamal leen du suñu feebar du feebar boo xam ne ñun attan nañ ko donc pour baaxee leen lii nii il faut que ñun ak nos moyens muy maanaam ñu fexe ba nit ñi xam bu baax lu mu doon moytul ko seen bopp waaye bu dee ay faj ci ginnaaw lañ ci yaakaar ak yooyu ak Sénégal attanu ko munu ko te jimuñu ko lañ waroon a def ba prévenir ko defuñu ko donc li may wax ni
glutamate monosodique boobu noonu nga xam ni moo nekk ci bouillon yi maanaam seen caf-caf seen ci safal yooyu noonu réglementé nañ ko ci pays àdduna bi daanaka yëpp mais réglementé wuñ ko ci pays Afrique ñoom moom bëgguñu seen population loolu tax na bu fekkee da ngaa lekk glutamate monosodique boobu mën ngeen maa laaj mais pourquoi rek dindiwuñ ko ci bouillon parce que loolu c'est une très bonne question pourquoi ñu xam ni lii poson la ba pare ñu koy lekk wala boog ñu koy def ci mënuñu ko cee dindi mais buñ ko ci dindee dootul saf li mu doon saf parce que glutamate monosodique mooy tax loolu la ñu wax ci en analyse sensorielle muy maanaam parce que loolu tamit itam def naa ko xawma lépp waaye am na yoo xam ne jot naa ko jàng umami benn genre cafka la mooy caf ko xorom boobu caf ko kii boobu caf ko boobu noonu substance glutamate monosodique bi rek moom nga mën a moo ko mën a joxe xam nga li ngay lekk dara ni lii suukar la saf lekk dara ni lii xorom la saf lekk dara ni lii la saf donc caf ko xam nga caf ko suukar dafa am caf ko xorom dafa am waaye caf ko jimbo dafa am caf ko bouillon yooyu dafa am kon kenn du utiliser jimbo xorom ngay utiliser booy togg waaye ñaari caf ko yi bokkuñu caf ko boobu nag du caf ko bu naturel pour wax leen dëgg daanaka même bu doonte glutamate monosodique dañ koy découvrir am existé na naturellement ci yenn mbir yi waaye ñoom niñ koy defaree chimiquement c'est vraiment chimique ensuite du stable donc ñun bu ñu continuer di lekk ay bouillon affaire yooyu noonu waxuma ni da koy joxe systématiquement parce que ça c'est pas avéré mën nañ lekk ay bouillon yooyu noonu du day joxe insuffisance rénale waaye bokk na ci li ko mën a joxe waaye bokk na ci li ko mën a joxe itam parce que dañuy utiliser jimbo yooyu te xorom dafa bëri xorom trop jimbo yi xorom kese la plus da ngeen xoromaat seen cin plus yeneen yi ngeen lekk yu am xorom di sodium aussi mën na ko indi parce que xorom bu bëri mook suukar bu bëri day joxe diabète mais xorom bu bëri day joxe yeneen affaire xorom bu bëri yeneen yi muy joxe mooy day joxe hypertension artérielle muy maanaam sa tension yaram bi dafay élevé donc tension yaram bu ngeen ko déggee parce que ñu bëree bëri sax buñ na leen tension ñoom tension rek lañ ci xam mais xamuñu dëgg luy tension waaye yooyu yëpp dafa aaju ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam gën a màcc ci wàllum science ak yu ni mel ak médecine ñu koy leerale nit ñi tension boo déggee tension du dara lu dul doole ji nga xam ne moom lay suñu deret di dawe ci suñu biir yaram nit am na nuy xolom di battre deretam di ko dawee tension bi koy yéeg ça veut dire que sa tension artérielle da yéeg parce que deretam dawatul normalement ni mu doon mën a dawee et parfois day wàcc muy maanaam bu fekkoon sa deret ci tànk bi la jógee di yéeg ci bopp bi temps bi mu doon jël day wàññeeku donc bala moo agsi loolu dafay indi ngay miir ak yooyu ndax li temps bi mu waroon a jël dafa gën a gudd moo tax moom la ñu wax comme ça nga ni vitesse bi dafa wàcc mën nañ ni la vitesse a diminué muy maanaam vitesse bi dafa wàññeeku wala vitesse bi dafa yokk daanaka mën nga ko xaymaa noonu doxte du loolu sax waaye comme ñun suñu langaamu science amaana noonu lañ ko mën a tekkee ba ñëpp xam bu baax lu mu doon waaye comme loolu noonu nga xam ni mooy sodium di xorom mën nañu indil jafe-jafe yooyu maanaam mën na indi suñu tension wu yaram di daw bu baax a baax loolu tax na mën nañu indil hypertension te hypertension fu mu am insuffisance rénale du fa sori ndax bu leen fàtte encore une fois que rein moom problème am yëpp filtré la dina produire globules rouges waaye filtré la mooy maanaam wàññi lu ëpp ci suñu biir yaram donc moom deret ji dafay dem tout le temps suñu côté yi nii deret ji dafay dem tout le temps parce que li muy filtré lan lay filtré lu dul suñu deret lay filtré ndax lépp ci suñu deret lay mujjee nekk donc suñu deret lay filtré noonu dindi ko après ba mu ko nekk saw waaye du
à la base xonk cur lay def mais li bon li lay dindi segg ko ba mu set wecc donc am na yow looy lekkee ay xorom ak yooyu noonu ba léegi bu ëppee rein yi tamit day bëgg a chargé wu pour segg ko waaye dafa am fu muy yem loolu laay wax rein yi kenn bu ko teg lu mu mënul du ko nangu donc loolu mën na dem ba mu loof am gàllankoor ni man soit dematuma wala même bu ma koy def sax ndànk-ndànk laa ko def damay wàññi sama rythme mënatuma ko mais bu wàññee sa rythme rek nga commencé koo yëg ndax li nga xam ne poson la ci sa biir yaram waroon a génn bu boobaa comme diabète bi rek ñoo yem rek day wut fu mu dajaloo wala mu jéem di commencé di metti sa bopp bi di metti sa bët yi di la indil ay gumba mën na la indil lu nekk parce que poson a ngi sa biir yaram fu ne mu daw jëm fa fu mu làqu indi ko problème loolu dong la donc bokk na itam ci li nga xam ni mën na joxe insuffisance rénale muy suñu garabu traditionnel yi ngeen di utiliser moytu leen ko bu baax a baax wala boog bu ngeen koy jël tamit na ngeen xam bu baax dosage parce que ma wax leen benn affaire amul réew mënul dox ci pëcc xu yii nii ñu waroon a régler depuis des années moo commencé law ba commencé faat suñu askan yu yëpp dañ ko waroon a réglementé maanaam jox nit butéel mu naan ci garab dañ ko waroon a sax réglementé mais defuñu ko léegi nag mu ngi jural jéeya après ci la ñu commencé topp ci conséquence bi nag di jiima faj alors que ce que je dis c'est la cause c'est que waroon nañ ko mën a réglementer depuis des années garab bi olof yi ñuy jël di jàmb di naan garab yooyu bépp garab pour tubaab parce que loolu lañ ko mën a tuddee man vraiment jaaxle naa côté boobu sax war nañ mën di defar suñu ay médicaments ak yooyu waaye loolu leneen la doy na waar lool man dama rus sax ci yooyu waaye garab yi ngeen tuddee garabu tubaab ndax moom mooy nekk ci piqûre yeeg di nekk ci pilule yi ñu koy naan ak yooyu garab yi olof yooyu ñuy woowee garab maanaam garab ci lañ koy jëlee ci yooyu la ñuy xas ñoom bind ci ñu soxla def ko dosage bind ko médecin bindal leen ko ngeen xam ko même garab yi la amul miracle am na ay garabu Sénégal am na ay garab yu bari yoo xam ne tubaab yaa ngi ñëw di ko fa jëlee di ci defar ay garab di leen ko jaayaat donc waaye loolu tax na képp kuy jëfandikoo garab itam da nga war a xam dosage muy maanaam ñaata litre laa ci war a naan wala ñaata millilitre laa ci war a naan wala yow sa yoon nekk da ngay def butéel bu rëy fekk garab googu noonu bu fekkee dafa ëpp ci sa yaram rein yi encore comme loolu mooy seen liggéey ñoom dañ naan mbir amatina faw rek ñu jiima segg lii ndax yaa ngi leen di étouffé li ngay naan baaxul même bu lay faj sax dafa ëpp ci sa yaram ni nga koy naanee baaxul rein yi da koy jiima segg loolu da koy sonal encore une fois bu ko sonalee day taxaw encore une fois te rein yu taxaw nag malheureusement science amu ci xamul lan mooy tax mu toog ba ci yàgg xam na ni coono mën na ko indil ak yenn feebar yi waaye itam mën nañ ko posone ay rein mën nañ ko posone boo ko posone ci rein yi ci boppam ki nga xam ni moo waroon di segg boo ko fekkee mu toog nga posone ko jox ko ay garab wala nga jël même mën na nekk ay médicaments di jël ay garab yoo xamante ni garab yooyu bu ëppee rein yi bëgg koo segg day wëlbati ko posone rein yi maanaam daf leen di faagaagal posone leen ñu taxaw parce que dundatuñ rein day dund carrément pour mën a def liggéeyam waaye bu fekkente ni bi yow da nga ko posone loolu mooy yow taxawal bul defati sa liggéey léegi nag loolu mooy insuffisance rénale donc moytu leen bu baax a baax li ñuy jàmb di ko def ci ay butéel ngeen koy naan anecdote rek laa leen di wax doon naa seetaan télé ba ci yàgg man ko yërëm yal na ko yàlla may tan bu baax dégg naa ne ñu ngi koy soigné mais maa ngi doon déglu Sa Kajoor mbër boobu mu ni dama feebaroon di yëg ay yenn affaires yi sama yaram ak yooyu mel ni dara day dox sama yaram ak yu ni mel ma dem ci sëriñ si ñu ni ma dañ laa liggéey di jambo ay reen di ko jox muy naan finalement dafa amoon insuffisance rénale mais moo wax leen benn affaire moment boobu noonu bu fekkonte ni bi
xool nañ yaramam gisoon ni kii rein mi moo commencé am problème mënoon na sax faj daanaka waaye ma ni ndeysaan ñi ko jàmbar reen yi ñoo ko indil feebar bi en fait ñoo ko yokkal mais xam nga loolu il faut que les gens le comprennent ça veut dire que ñi ko doon jàmbal ay reen naan ko ay dañ laa liggéey ak yooyu li ko dal ñoo ko yóbbee en fin de compte j'ai dit man ci boppam dem yërëm naa ko lool waaye itam gis naa ñàkk xam lool ci biir ñàkk xam ci moom ak ñàkk xam ci ñeneen ñi parce que lépp lu ko dal ñooñu ñoo ko yóbbee mu ngi doon wax ñooñu doon ko waxal dañ lay fajal sa jàngoro ñooñu ñoo ko teg parce que liñ ko doon jox fekk ku feebar àllum neen ñu jox ko yooyu noonu rein yi gën a taxaw donc malheureusement bi muy découvrir sa maladie stade bi dafa avancé parce que moom rek laa doon déglu quand il a décrit j'ai compris que moment bi muy jóg sax daanaka weesu na mais mënoon naa jóg ca teel ndax commencé woon naa yëg ay symptômes ci mu doon yëpp bokk na ci di yeewu sa tànk yi neew wi wala say loxo neew wala nga gis sa yenn partie yi dara jotu la yaa ngi wér yaa ngi lekk yaa ngi di naan ba ca nga gis yenn sa yaram di neewi fenn loolu du lu normal bu ngeen ko gisee seen biir yaram teel leen a daw insuffisance rénale aussi malheureusement du feebar boo xam ne la mën na feebar bu silencieux mooy maanaam feebar boo xam ne la mën nga ko bañ a xam souvent buñ koy xam rek ça veut dire que feebar nañ malheureusement moo tax tamit di saytu sa yaram léeg-léeg di def ay bilan sanguin xam naa ni am na ñoo xam ne seeni moyen mayu leen ko waaye li gënoon di ko def parfois am na ci am solo lool donc waaye moytu itam xam bu baax la part des choses moytu ko aussi loolu lu ko gën amul donc wax naa leen ni excès yëpp dina ko def mais xorom rawatina ci waaye itam insuffisance rénale boobu ba léegi képp koo xam ne dal na ko mën naa yëg symptômes yu bari gis nga comme ni ku diabète ki di yëgee ay symptômes ku am insuffisance rénale mën na ko yëg waaye souvent yooyu day fekk mu xotaal xëm nit mën na toog ba càgg mu xëm parce que li nga xam ne rein yi da ko waroon a segg ngir muccal ci yaramam mu ngi ci biir yaramam à un moment donné loolu moo ko wutaleeg diabète tuuti ndax diabète moom yaram bi dina négocier ba dernière minute boog mënatu ko ndax lépp loo xam ne lu bon la te waroon a génn ci yaramu doomu aadama wala mu ëpp ci cerveau bi mooy dernier endroit bu mu koy def maanaam suñu bopp mooy dernière chose bu mu ko parce que fu mu ko fa defee borom dee ngeen jégal je suis très direct sur les paroles mais la science du loo xam ne dañ koy nekk di karaay ak yooyu donc loolu moo waral yenn excès bu jékki-jékkee rek refoulé ko yóbbu ko ci bopp bi nga gis nit ki daanu xëm daal lay def xëm parce que am na lu dem ci boppam lu ci warul woon a dem bopp dara lu ci dugg lu dul deret ju set ju sell rek moo fa am place lépp lu fa deret ji yóbbaale borom dina xëm yenn xëm yi nii loolu moo koy indi parce que li rein yi waroon a segg rein yi taxaw ne na seggatu ko poson boobu yéeg na dugg ci suñu bopp ba jaan bu màttee nit sax jaan le serpent même bu màttee nit sax nit ki fiet poison boobu arrivé wul dans sa tête du dee moo tax ngay gis saa yu jaan màttee nit ñuy takk loxo bi wala ñuy takk bu fekkee ci loxo la wala ci tànk ñu takk ko pour deret ji nekk foofu noonu du yéeg ba àgg ci bopp bi donte rein yi sax dinañ ci jim dara ba ci loolu sax dina jaar ci rein yi mu jiima segg mais rein yi ci boppam moom miy jiima segg sax loolu da koy faagaagal donc xam nga lu fi bàyyiwul rein yi du fi bàyyi du day àgg ci bopp bi donc mécanisme boobu suñu yaram noonu la ñu yàlla bindee yàlla dafa bind yaramu doomu aadama maa ngi koy diineel tuuti parce que seet ak lépp luñ fi mënti xaw rek yàlla mooy dogal ak lépp lu mënti am bañ nañ ko ba même science sax bari na ay mbir yoo xamante ni ba léegi waxuñu la lan moo tax lii demee nii parce que yéeme na lool yaram mën a xàmmee ràññee li may wax nii da nga yaakaar ni nit moo koy def waaye du nit yaram ci boppam mu am mécanisme boobu loolu rek day wone kattanu yàlla ci benn côté ci lépp da koo teg mu jaar ci yoon bu juba jub
donc loolu moo tax loolu moo tax ñu ma waxee noonu waaye itam am na ku ni lan mooy garab bi foofu lay ñëw malheureusement rien may leen ma branché chargeur bi malheureusement diabète ak insuffisance rénale amuñu garab yu ñu naan directement dinaa ci ñëw ci diabète lay njëkk a commencé jeexal ci insuffisance rénale am fu ma tëjee yamale foofu waxtaan bi muy boo jëlee rek diabète gis ngeen ba tàyyi nit di diabète di utiliser insuline parce que comme yaramam mënatu koo defar ci commencement vidéo bi expliqué naa leen lan moo tax ak loolu lépp leer na nañ ñi yaakaar na am na ñu ci seet ñoo xam ni ki nga xam ni sax moo découvrir insuline Canada gi la dëkk yàgg na lool boobaak léegi am na juróom fukki at ak juróom génn na àddina nag du yàgg moom moo ni comme yaram doomu aadama mënatu koo defar ci ay algue ak yooyu noonu fexe ba découvrir ni lii nii liquide bii ni yaram doomu aadama defar muy jëfandikoo suukar si mën nañ ko defar ci laboratoire donc loolu insuline la tudd ci testé ko ci benn xajam mu marché donc ñu ko testé ci xajam boobu ba mu marché ba mu déclaré ko moom sax amoon na prix Nobel de la science John Banting la tudd donc noonu la tudd John Banting Canada la dëkk loolu mais tout ça c'est de l'histoire alors bëgguma ci xóotal lool waaye yëpp waxtaan yi may waxtaan bu ngeen bëggee ma def ci yeneen mën ngeen ma ko suggérer je le ferai avec plaisir pour bokk ak nit ñi li ma xam si kees néew waaye pour wax leen nag ni leen quand même mën nañ di utiliser insuline donc loolu mooy insulinodépendant muy maanaam mën ngaa diabète di pikiiru li nga xam ne sa yaram toggatu ko nga am ko directement ci ay pikiir waaye nag bu lëg lekkee alam na ko gërëmee coy yooyu yëpp dafa bokk ci mission wu doomu aadama mu war di ko wër di ko saytu di ko xool parce que mënuñoo toog di ŋàññi ñeneen ñi waaye ñu ñuy sauver tamit loolu mënul nekk va falloir que ñu participer bu baax a baax moo tax nit ku ba diabété ñu mën di ko jox piqûre yooyu mu koy piqûre ñu bëri sax muñ diabété loolu daf leen di énervé parce que piqûre yi day bëri lool indépendamment ci li nga lekk journée waaye am na solo lool donc ku diabète na leer ni sa yaram am na lu mënatu ko donc jëlal insuline bi di ko piqûre loolu bokk na ci saafara yi nga xam ni moom lañ teg waaye du saafara soo xam da koy faj ndax régulièrement comme pancréas day defar insuline yow da nga koy utiliser donc rôle am ngay jël rek saa yow piqûre rek mooy li pancréas bi waroon def yaa ngi koy defal sa yaram donc loolu continuellement ba keroog ngay génn àddina daanaka waaye da mën nga dund normalement dara du leneen sax waaye mën nga dund normalement ak sa insuline l'essentiel mooy respecter aussi ni ngay lekkee ni ngay naane ak lépp lu la médecin wax naa ko ci début du ma médecin c'est juste que def naa microbiologie alimentaire te am na lu ma ci xam loolu tax na diabète moom loolu mën na bokk na ci yi koy saafara guum waaye itam bokk na ci yi nga xam ni ndax daanaka saafara bi ak li koy fagaru ñoo yam bokk na ci li koy fagaru ak li koy saafara mooy yëngal sa yaram bu baax di def activité physique waaye itam sa lekkum suukar ak yooyu nga moytu ko bu baax a baax surtout boisson yi ak yooyu loolu sax bu ngeen xamoon suukar yi ñu koy suukaree c'est des sucres industriels kilo suukar bi ñuy jël loolu du sax suukar bi ngeen xalaat daanaka industrie yi ñoom suukar yi ñuy utiliser di ko suukaree de kilo suukar bi dañ ciy suukar ay tonnes kilo bi dañ ci suukar ay tonnes litre boisson ndax suukar boobu beneen suukar la boo xamante ni bëgguma leen a wax sax suukar bi naka lañ def ba koy suukaree xam nga loolu du suukar leneen donc moo tax yépp yu ngeen di consommer mooy yi ñu leen di indil yi naturelul deful dara ngeen moytu ko bu baax a baax parce que la nit ci biir yi ngeen xamu leen ko donc loolu
bokk na ci nga xam mooy ci diabète yi ci mën a indi saafara mën naa leen a wax itam ci tuuti ci diabète mu jeex ci diabète bi noonu dem ci insuffisance rénale muy maanaam ñu ngi ay recherche ñu ngi en cours malheureusement xam naa ñi nga xam ne ay jullit lañ loolu du leen neex lool waaye malheureusement loolu moo nekk donc man waxuma fi pour toog fi di wax diine waaye je parle strictement de la science bu doon wax diine leneen lay wax comme nit ku diabète pancréas moo doxatul tubaab bi ñu ngi jiima xool nu ñi jëlee dagg pancréas nit tegal ko beneen pancréas waaye fi problème bi nekk mooy nit benn pancréas dong lay am te kuñ dagg sa pancréas amaana nga génn àddina wala nga diabète ba faaw donc est-ce que nit dina sacrifier wu jox keneen pancréas am daanaka greffe pancréas mënul nekk waaye xool nañ ba ci yàgg ñu ni comme loolu mënul nekk dañ jiima xool ba xam rabu àll yi ndax am na ku ci nuróog nit pancréas ba pare compatible ñu mën ko jox nit ndax comme rabu àll yi daanaka ñun ñoo leen féetee kaw ci côté boobu benn rabu àll donc malheureusement moom lañ gis ni mo pancréas am ak nit ñoo nuroo mbaam xuux te mbaam xuux dañ ko tere jullit ñi waaye loolu beneen débat mais suñu réew moom ci yeneen débat yu ñàkk fayda la ñu nekk mais yooyu dañ ko mës a wax waaye tolluguñ foofu yaakaar naa mais loolu beneen débat bi mooy mbaam xuux moom rek moo nuróog nit pancréas te chercheurs yi ñu ngi commencé di xool ay moyens pour greffer ko nit mu wér ba faaw ci diabète waaye loolu mu ngi en cours loolu mooy li nga xam ni mu ngi en cours yaakaar naa ni sax am na ci yu réussir donc waxuma ci diine mais c'est les faits que je dis alors loolu lay wax ci diabète pour ki doon laajte ci diabète ak yooyu faj meeg yooyu foofu lañ toll leneen li nga xamante ni muy insuffisance rénale maintenant c'est différent loolu beneen mbir la li tax mu différent mooy insuffisance rénale comme nit ñaari roño lay am te benn roño mën na cee dund ba keroog muy dee loolu la yàlla dogal xam naa yàlla bëggoon a wis nit rek moo tax mu defal ko waaye benn roño nit mën na cee dund ba keroog muy génn àddina loolu tax na nit ku yéwén te yéen ñaar ngeen compatible encore une fois ku mu dal mën nga ñaan njekk koo xamante ni ñu def ay test kenn dagg bosam jox la du ko wàññi dara te foofu danaa fi taxaw bu baax a baax sénégalais yi il va falloir que même ñi ñuy waar ci diine ak di ñu waar ci yenn yi ñu am fu ñu jéem di canaliser tout li ñuy waar amul solo yu ñàkk fayda la loolu laa leen bëgg a xamal li gën a am fayda mooy ñun suñu dundin nag suñu nekki naka lañ koy doxalee naka lañu dimbalante suñu biir parce que loolu mooy jaamu yàlla xam nga nit amul benn espoir mu leer na ni ko nii cërëm yi dootul dox ba faaw am koo xam ne mu leer na ko am na ci ñaar war nañ ko mën a xamal jàngal ko scientifiquement ni ko lii du la wàññi dara boo jëlee sa rein bi jox ko kii waaye itam ñeneen ñi appuyer ko ak diine wan ni ko li ngay def ni jaamu yàlla gën koo rëy waaye bu nekk ci yeneen sujet yooyu ñàkk fayda la selon moi ngeen jégal ma bu baax donc pour wax leen rek ni leen jël sa rein jox ko keneen daanaka lu wóor la tubaab bi dañ koy def tous les jours moo tax ñi muy rey sax bariwul daanaka parce que man mënuma comprendre ñoom ci seen bopp ñun ñu ni ñoom ñoo gëmul yàlla ñun ñoo baax ñun ñoo gëm yàlla te fu sa mbokk nekkee ci dund ak dee nga bàyyi ko dee gi boo paree jël say bët di jooy ça veut dire que en réalité bëgguma juger vraiment kenn mais war nañ xoolaat suñu bopp yi ñuy wax yëpp ay folklore la ak ay faux trucs aidez-nous il faut qu'on s'entraide entre nous ndax képp koo xam ne laal na sa mbokk di nga xam bu baax li may wax kum laalul mën nga ni li muy wax moom la engagé mais sauf que loolu danger la parce que mën na la engagé un jour donc insuffisance rénale mën nañ ko faj en faisant un greffe muy maanaam dagg bu keneen benn ci bu keneen jox la nga wér ëllëg waaye wala itam mën nañ ci def dialyse l'hémodialyse donc dialyse du dara da nga koy dégg moom moo gën a cher Sénégal
donc ku mu dal foofu la problème bi yëpp nekk ndax feebar la comme yeneen feebar yi du feebar buy rey nit wala leneen waaye nit ñi ñu ngi ciy góorgóorlu ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllum àddina ak yu ni mel mën a dimbali nit ñi ndax ci jaamu yàlla la bokk ku ci bokk ci ku ci bëggut a bokk ba toog fi rek ñu lay servir mais loolu mooy àddina loolu mooy la réalité des choses donc loolu tax na mu cher parce que dialyse mooy benn appareil boo xamante ni la ni rein mel lay mel day am ay filtre mooy maanaam day am ay tame day am ak yëpp nit ki bu ñëwee fekkee dafa am insuffisance rénale comme bañ nañ loolu dajaloo ci yaramam di ko indil gàllankoor dañ koy brancher ay tuyau ci biir ay venam déclencher machine bi di segg deretam brancher ko ci xol bi di segg deretam mu def boucle continue lépp loo xam ne avant muy dem ci bopp bi jaar ci machine bi segg ko deret ji génnaat jaar ci tuyau bi duggaat ci yaramu doomu aadama noonu la ñu def ba segg ko donc segg dialyse boobu segg dong lay def comme rein bi nu muy def mais malheureusement war ngeen a xam ni pour defar machine bu mel noonu donc jëlal na la xaalis bu baree bari jëlal na la temps bu baree bari parce que pendant que ñeneen ñu ngi fee di werante ci ay diine yu kenn xamul yaa ngi liggéey ça veut dire que yow machine boobu doo ko jaayee lu yomb machine bi li ñu jaar daanaka ñetti machines yi 7 milliards francs CFA lay jar ñu juróom-ñaari milliards di juróom-ñaari junni millions moom lay ñett yi di jar loolu mooy chiffre approximatif bi mu leen mën a jox ni leen machine hémodialyse mooy maanaam machine buy segg deret pour ñi nga xam ne dañoo am insuffisance rénale loolu lay jar donc loolu tax na mu cher science yi cher machine yi amul Sénégal donc ñun boobu ba léegi ñu ngi koy jooy nañ ko fu ne Sénégal machine dialyse bi mu am tam paanoon temps yi indi tolle li ci gën a ñaaw gën cee metti ci xol mooy 1989 la ko France mayoon jënd ko sax ça veut dire que ñun respecté wuñu ci dara li may wax c'est vérifiable du sax machine bu ñu jëloon alalu réew mi jënd ko ci mais machine boo xam ne la dañu ko saraxoon est-ce que ñun dañoo mën a toog di tàll suñu loxo di saraxu ay machines yoo xamante ni c'est vital loolu tax na science yi seer ñu baree bàyyi dañuy am insuffisance rénale ñii ni dañ leen bàyyi ñu wàcc malheureusement ñeneen ñi nga xamante ni seeni moyens may na leen ko itam cher boo xam ni ñii amuñu accès pour machine bi ak yeneen donc gis ngeen problème yooyu yëpp léegi en attendant gis ngeen maladie bi ni ma leen ko décrire imaginez-vous ñi nga xam ne maladie bi daf leen dal amuñu xaalis boobu noonu demoon ay fukki junneeg nangam pour benn yoon rek ñu seggal la ça veut dire que képp koo xam ni sax dangaa wér dangaa war a sant yàlla bu wér a wér képp koo xam ni dangaa wér dangaa war a gën a jëfandikoo sam xel moytu ndax moytu du ragal waaye jëfandikoo sam xel dong la donc loolu tax na loolu rek moo fi sës pour ñenn ñi nga xam ne dañoo am insuffisance rénale loolu kese moo fi sës dialyse boobu donc ñun li ñuy ñaan rek mooy képp koo xam ne am nga feebar boobu ñu taxawu la ak nu nga mën a taxawoo boo demee Canada wala nga dem Europe foo dem léegi weesu nañ léegi parce que fii demoon nañ bañ ni ñi am dialyse ñi def dialyse mooy ñi dem semaine bu nekk daanaka ñu segg seen deret ak yooyu dem bi sax daf leen a sonal te dañuy am ay activités yooyu léegi commencé nañoo inventé ay machines yu ndaw a ndaw di jàngal nit ñi naka la ñuy defee dialyse seen kër mais ñun sax tolluñu foofu ñun fi ñu toll sax mooy noonu suñu hôpitaux yi sax machine bi dafay nekk ñu ñëw branché fa nit parce que respecté wuñ dara ndax lépp luy dugg ci yaramu doomu aadama di ci génn dañ ko war a xool ñu branché benn seringue bu xomaat ci yaramam wala ñu branché ko leneen balaa dialyse bi pare mu génn àdduna hôpitaux yi bis bu ne ñu rey nit parce que respecté wuñ sax les protocoles ndax yaramu doomu aadama dafa sacré ba lépp lu ciy dugg fii nii boo duggee ci salle bu ñuy dialyser da ngay tiit salle bi weñ doo fa gis waxuma la weñ mais yow sax boo fa doon dugg da ngay mel ni dañ koy isolé maanaam bëgguñu dara lu ci bokkul rax ci
bëgguñu sax ngelaw li sax dañ koy stériliser ngelaw li sax dañ koy filtrer pour bañ sax ngelaw lu bokkul dugg fenn parce que ñu ngi jël deret di def boucle bi wóorul mais Sénégal loolu sax seen yoon nekk nit ki day ñëw tëdd ñu branché ko fii fàtte ko fa deretam di circuler weñ ñi di biiw di ko ñun kañ lañu respecté suñu bopp mais yooyu leneen la dafa mel nit ñi xamuñu ñu ngi débat ci yeneen yi ñàkk fayda mais ñi am feebar bi ñoom yaakaar naa ni loolu ñoru leen li leen gën a ñor mooy naka la ñuy def am tànn te moo ñu waroon ñor parce que nag mën na fee bañ a bàyyi kenn mën na cee bañ a mucc bu ñu waxantee dëgg donc nañ góorgóorlu defar suñuy hôpitaux bu ñu sax yi ñuy jël di ko dépenser ci ay xew yu ñàkk fayda mettons le pour mettre des cliniques parce que ñi ciy faju suñuy yaay lañ suñuy baay suñuy maam suñuy rak te kër gu nekk mën na faa feeñ bu boobaa rek ngay commencé xam porté wu wax ji nii may wax donc loolu rek moom laay wax donc comme li ma leen ko waxee rek fii ñu ngi commencé créer ay machine pour nit ñi di ko defal seen bopp waaye ñun foofu sax tollooguñ maanaam am machine bu rëy boo xam ni sax mooy traité ñi fay dem sax nit ñi bañuñu dem di defi dialyse tous les jours moo gën wàcc sa biir kër mais ñun li gën a néew sax ñu ngi koy laaj amuñu fuñ jëm ñun fan lañ jëm donc loolu laa leen indiloon ci maanaam diabète insuffisance rénale ci lekk geeg yooyu yëpp daanaka dama ko synthétiser def ko muy benn waaye itam fi may jeexalee fi muy xam ne dinaa fi jeex te maa ngeen ñaan bu dee bëgg ngeen lii nii ñëpp jot ci nit ñi comprendre ak niñ ko mën a comprendre mais partager leen live bi sàmm man bu ma ci gagné dara waaye mën naa sauver nit loolu leer na ma naa ñu mën na sauver kenn loolu laa ciy gagné donc weeru koor lañ nekk peut-être loolu moom tiyaaba lay doon mais fi may jeexalee nga xam ni vraiment live bi gudd muy lekk gi ak naan gi ak yooyu gis nga ñun Sénégal dama leen di attirer seen attention rek ci benn fait gis nga lépp luy lekk ak naan je souligne 2017 ci laa am sama diplôme comme technologue agroalimentaire. J'ai fait de la microbiologie alimentaire, de la chimie, tout ça. Alors, ce que je dis, c'est purement scientifique. Bëri na ay mbir yoo xam ne ñun ñu ngi ciy nekk sax di ci coow di ci wax surtout ci lekk ak naan di fekk nit mu toog mu tam ko dëmm ñàkk xam-xam bu gàtt moo leen ko indi mu leen jox exemple comme ci koor ngeen nekk ngeen gën ko moytu gis nga lépp loo nga xam ne mooy boîte parce que bu koor jotee ñu indil leen ay sachet jus bu dul boobu jinne ñu defal leen ko sachet indil leen consommé rek duñ produit dara canette bu dul boobu jinne ñu indil leen conserve boîte yi les boîtes de conserve bu dul boobu jinne ñu indil leen mais maa ngi attirer seen attention ci ces produits là gis nga produit yi nga xam dañ ko tëj mu nekk ci boîte ñu comme ay potus comme ay sardine nag ay yu ni mel gis nga produit yooyu noonu bëri na nit ak ay meew surtout meew yàgg nañoo tamit Sénégal parce que dafa jox nit meew soow wala meew mu dee ñu dafa weex dafa indi ay suspicion yu kenn xamul foo xam ne musuñu jima lox bal ci biir tubaab weesu nañ foofu parce que meew d'abord dafa am ay micro-organismes yu dëkk ci biir yoo xam ne soow boo ko fay teg booy wayal tey boo doon teg mu li koy wayal ay yuy dund la genre ay microbe la ñoo koy wayal day nekk rek ay microbe yu baax waaye parfois dañuy rax am na ci yoo xam ne buñ ko raxee ku ko naan dee mais parfois loolu dafay am intoxication yi dafay am mais ñuy dugal ko ci beneen cadre waaye itam sardine yi nga xam ne ñu ngi leen koy indil ak yeneen ak yeneen yi ngi tëj ci boîte yooyu loolu moo gën a dangereux ci lekk te leer na ma ne le Sénégal ne fait pas le contrôle adéquat su ma naan le contrôle adéquat mooy gis nga boîte yooyu noonu dafa am benn micro-organisme boo xamante ni ñi nga xam ne jàng seen xam-xam màcc na ci li may wax xam nañ ko bu baax bu tudd Clostridium botulinum
moom loolu rek la bëgg parce que benn microbe boo xam ne la moom bëggul ngelaw bëggul di noy loolu la ñuy wax anaérobie bëggul di noyyi ngelaw bi nga xam ne ñun moom la ñuy noyyi soxlawu ko bëgg ko moom fu tëju la bëgg parce que moom du noyyi donc boîte yooyu noonu ñuy defar di ko tëj ni ko képp tëj ko di leen ko indil micro-organisme boobu mën na cee dëkk te ma wax leen benn affaire képp ku ci lekk loo xam ne defar ba cellule ba micro-organisme ñu dugalaale ko ci tëj ko ku ko lekk da ngay paralyser day am parfois nit dafa lekk dara rek dafa lekk rek jiw ko jox fekk jiw moomu defu ko dara ca lekk ga li ko rey ci la jóge micro-organisme boobu dama ci attirer seen attention ngeen moytu bu baax conserve bépp conserve muy maanaam boîte yi ñuy tëj di ngeen ko jaay di ngeen gisee ni boîte bi dafa gonflé wala boîte bi ci côté yeeg yooyu noonu da ngeen gis ni daal tëj bi baaxul wala gis ngeen ci lu normal ci boîte bi bu leen ko lekk bu leen ko jënd parce que micro-organisme boobu parfois day gonfler boîte wala mu déformer ko ndax day def ay gaz ci biir donc yooyu noonu képp ku ko lekk laa wax day ngay def c'est ça la vérité boobu loolu dangereux toxique boo xam ne yéen moo wax leen benn affaire bu ndaw boo xam ne peut-être am na ñu ko xamul ci live bi muy micro-organisme boobu moom la ñuy jàpp ci laboratoire yi moi j'ai travaillé dans les laboratoires donc micro-organisme boobu dañ koy utiliser pour def leneen ndax dangereux ndax nu mu dangereux li ñu koy utiliser mooy yéen ñi wax botox xam nga suñu botox mooy ñiy def chirurgie plastique ak yooyu nga xam ne seen fii day noox wala ñu màggat wala ñu ras toxine micro-organisme boobu la ñuy utiliser botox boobu micro-organisme moo koy defar moom la ñuy jël piqûre ko ci fii mu paralyser maanaam mu gonfler paralyser parce que c'est tellement toxique loolu ku ko lekk da ngay dee te loolu lay defar donc moo tax sax li mu tudd Clostridium botulinum claustrophobe mooy loo xam ne dafa soxla fu lëndëm fu ñuy tëj li mu tudd loolu sax moo tax ci la turu botox bi jógee bu ngeen déggee bu baax ñu naan kii dafa def botox ci yaram bi moo tax mu leer moo tax nangam parce que micro-organisme bi defar botox boobu Clostridium botulinum la tudd fala boobu bi jógee en fait un peu mais juste foofu lay tëjee mooy maanaam lépp lu ngeen lekk ci koor bi ak lu ngeen ci naan ayez au moins le minimum de science pour analyser avec votre cerveau da leen xeeñtu da leen sentir da leen xool lépp lu buum changé wala lépp lu xam ne gis ngeen lii nam daan melu ko bu leen ko lekk na leen indil gàllankoor yi ñu fi lim yépp donc man nga ni jéggalu di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp loolu rek laa ni woon tey naa leen ko baaxee bu ngeen demee nag bu ngeen indilee yeneen sujet yoo xam ne yii la parce que man yii mën naa ko ndax am na lu mu ci jot a xam bariwul nag lu néew la waaye am na yu baree bari yoo xam ne bu fekkente ni bi bëgg ngeen ma def ci sujet mën naa ci def sujet avec plaisir expliquer ko ba mu leer naa ñi képp ku mu ci bëgg a yokk aussi mën nga mu ci yokk waaye loolu rek la ñu maanaam partage de connaissance ak yu ni mel maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal ndogu jàmm xam naa ndogu ngeen ba pare mais ndogoo bu ma jërë ngeen jëf